kër jàmbur bul dem kër jàmbur. waaw léegi yow toogoo sa kër. bul dem kër jàmbur xam nga lu tax. man la Passeman tey yow boo sobee ba nga xam ni dëgër nga bopp ci liñ la wax ba toogoo sa kër. rikk waay yàlla yow bul dem kër jàmbur xam nga lu tax doo am bienvenue. jamono ji ku fëgg kër gu mu mën a doon. ubbi nañ la ubbi jéppi. ubbi nañ la ubbi jéppi. loolooy dëgg dëkkandoo bu mën a doon boo fa abbee abal nañ la abalu jéppi. boo fa toogee di waxtaan nag ñoo ngi lay moytu te xamoo ko. nit day xam boppam. waaw bi ngeen dëgëree bopp ba doo leen ba toogu leen seen kër yi. rikk waay yàlla am leen jomi bañ a dem kër jàmbur. ndax nit ñi kat fegu nañu. yow nag boo fegul taxawaalul ci mbedd mi. wax dëgg waaye bul dem kër jàmbur waaye nag tooguma sama kër ba pare ña toog seen kër nga ni naa ñëw fekki leen day mel ni kenn toogul ci buntu këram. loolu daal ñoo ngi ciy def appel. di wax dañ cee am bis xanaa. dañ cee am bis. non amul am Sidi sama noonu la. Sidi noonu plateau bi ñëpp la ba looloo ma jaaxal. maam Sidi maa ngi ñaan bugaan sikk nga. maa ngi ñaan bugaan mu jëlee ko fii ci heure plateau. déedéet. suñu noonu la. maam Sidi mu nekk Sidi nag moom télévision bi mënu fee ñàkk macha allah tollu nga nag fakkan tollu woon laay wax xam nga ku ma lay méngaleel jamono ji Sidi daal fii yaa fi ne réew mi daal yaa fi ne. waaw moo fi ne de Sénégal daal fi mu toll nii. di nuyu jabaram sama doom la sama goro la moom Sidi. xam nga sama goro la Sidi. maa ko may jabar. waaw Sidi yëpp njaga waru la nag maam Sidi yëpp njaga nag waru la waaw yëpp ko dëgg yàlla respecté njaga Fall mu ngoogu dañ koy gërëm di ko sant dëgg yàlla ku oyof la ku baax la man moom sama partenaire lu ne laa koy wax te du mer wax dëgg yàlla ndax man moom dañuy wax rek may xale bu yebaate bi ci kër gi Pa Ousmane kon ni sëñ Fallou mel ci yoonu Touba daal noonu la Sidi mel ci Sen TV. wallaay Sidi dégg nga ma ngoog macha allah ci réew mi bul ni Sen TV waxaat bamtu ko déggul waaw kon ni sëñ Fallou mel ci réew mi. waaw noonu la seen noonu la mu tudd. noonu la Sidi mi mel ci Sen TV mel ko ci réew mi tamit. macha allah léegi nee na ni sëñ Fallou mel ci yoonu Touba bi. yow noonu nga mel ci réew mi. macha allah Sidi ñu ngi ziar bu baax Mantulaay appel bi dox na appel nga. te bi nga appelé jotoo boîte vocale macha allah jot nga. wallaay am nga réseau macha allah danaa la ren kazu rajab gi appel gi yëpp lu waaye def ren dañ la ko nangul ndax dañ kaa def te yàlla tax amul mumbaay amul xumbaay amul dara lépp yàlla y kese la ñu ngi ziar Serif Assane Laay borom appel ba ca Cambérène Assane Thiaw Laay Magu Bas ak Ibrahima Lo sama xarit ziar baax waaw suñu papa Alaaji Onge ndeysaan tey la appel bi de Baye Aïda suñu nijaay monsieur le maire Ndiago Baye Laay Aline Gomis leen ziar yéen ñëpp ci appel yàlla yàlla nangu ñaan yëpp ñëpp ñu ngay appel di la ziar bax mantulaay sëñ Ndiaga borom Thiès di nuyu waa Thiès ñëpp borom Tivaouane réew mi daal nañ yokku ñaan yi sànq yaa ngi koy wax nañ nekk na président dimbali nit ñi ci matuwaay yëpp ngir yàlla facture yëpp bu ñu ko bàyyi woon tey location ñu xool nuñ koy doxalee nit ñi toog benn semaine 2 semaines corona bi dana arrêté waaye wàllum transport dañ ci taxaw wàllum couvre-feu bi tamit nañu ci dimbal lépp lu ñu mën a jàppandal daal nit ñi banlieue lañ dëkk dafa metti oto yi di ñu yeb ñaari nit ñi mënuñoo ñibbi mbir mi xat lool nañ ci jàpp bu baax a baax lépp lu waay mën a jàpp borom alal tamit nañuy partagante lu ñu yore ñëw fekk Pape Ousmane mu toog nga am loo ko jox Fall Ndiaga keneen ak keneen mais yori milliard denc ko amul sens dañoo dem dévaliser supermarché yi dañoo dem ndugg at denc ba yow baadoola bi sax boo demee supermarché lenn de doo ko dugg ba pare ñoom ñu ngi tëj seen kër yi ñu ngi tëj seen kër te xamuñu ndax ñoom danañ dund at wala déet nañ bàyyi loolu waaye di ko jëriñoo sax borom kurus yi tamit nañuy ñaan ndax mbir mi ku nekk nañuy raxasu di moytandiku ni ñu santé waaye tamit ñaan am na ci solo nañu ñaan bu baax a baax dem ba tey na gis naa fi ay ñaan yu am solo ku nekk ngi ñaan yàlla yàlla nangu ñaan réew mi réewum jàmm la réew mi réewum nitu yàlla la am na nitu yàlla yu bëri yu fi tëdd bu ñu ñaanee rek yàlla dana nangu wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa nga fee alaaj ma ni nga koy waxee ñëpp bu ñu fàttali ko suñu bënn maam bu tudd maam Thierno Bousso ndeysaan ma nga dëkk ca accu maam Thierno Bousso borom accu xalifaam ba mu fa bàyyi sëñ Fallou Bousso ñaanal yàlla feebar bi tege ko ci réew mi ndax boo ko ñaanee sa barke bàyyi sa barke maam yàlla dana ko nangu ndax sa bàyyi ju baax de 1944 la juux gannaaw gi ngi neew 1944 1919 bismillahi rahmaani rahim la daal di dugg ci xuur yi àll bu bëri bukki bëri ay luy jombalaate lool 44 mooy alhamdulilahi rabbil alamin ñu ne ko sëñ bi loo fi wut mu ne fii dëkk laa fii sanc tuddee ko acc mooy bàyyi acc mooy bàyyi ba mu tuddee dëkk ba acc 1944 1945 guerre mondiale deuxième guerre mondiale jeex xool ma rek 1944 45 guerre mondiale jeex kon ci barkes maam Thierno Bousso yàlla na yàlla teggi corona bi ak mag ñu baax ñi ci réew mi ñëpp Mantulaay waaw Mantu maa ngi lay nuyu di la ndokkeel bu baax ci appel bi macha allah man xam naa ni sama xel ko faay sax ne kon tey dama doon balaa secourir waaw ndax yow dëkkandoo la waaw ñoo dëkk mu ngi Cambérène bi fekk tey sa mi nga xam ni mu ngi def te yàlla tax di ci ndokkeel képp koo xam nag taalibe Cheikh nga
di aju ci kër Seydi Hadj Malick dem la woon anniversaire gën a àdduna Seydi Aboubacar Sy di ci ndokkeel xalif général des Tidiane di ci ndokkeel Serigne Pape Malick macha allah di ci ndokkeel El Hadj Malick Sy Maodo di ci ndokkeel ñëpp njaboot Seydi Hadj Malick di ñaan yàlla daal li ñu ñaan démb ñaan ko tey yal na ko yàlla nangu bas mi ci àddina bi yàlla delloo ko gannaaw musal ñu ci mucc suñ njabootu kër ak àll dolli sutura bi yokk xéewal gi naan nañ ñaan yàlla mucc daal nañ yàlla mucc ak sutura ci barke mais daa cuubu mu bi de saan bay sama rakk jëma du yàlla maa jigéen moo ma ko joxoon ma mag ji dee ko sol bu sedd bi jotee te tey dafa xaw a ngelaw waaw dafa xaw a ngelaw fan yi bu yóbbu delloo mais couvre-feu arrangé na jigéen ñi nga xam ne seen jabar yi seen jëkkër yi taxawaaru rek baax na ci leen de chacun daal ak sa chacune ni ma ko doon waxee ci suba chacun ak sa chacune waaw genre ñoom maam Sidi ñu ngi leen bokk teg ànd cuuraay bi teg attaay ci wet jox leen mbàjj taal clim bi lànk nag guddal na ñaan yàlla rek def ko fay nag mënta gudd ñii seetaan te xamuñu dóor yi lu ko waral xale yi kokkali policiers yi dafa bëri ak takk der ah maam Sidi tamit image yooyu bu ñu ko amoon waaye loolu di daw ñaaw ci biir koñ yi ak di teg ban bu ñëwee nga daw dugg wax dëgg Sénégal ban Sénégal lañu nekk démb dañ ci boole am na image bu ma gis boo xam ne ñoon ci digg tali bi lañu taxaw di fecc bu policier yi ñëwee ñu daw normalement rek bu président de couvre-feu tey armée bi wartoon a génn policier bu ci dóor ba gaañ ko 21h am na foo xam ne population bi dañu génn je crois que gis nga manque de civisme manque de civisme ak manque yar ak responsabilité parents yi ba tey parce que njaboot boo leen juree ñu taxaw ci buntu kër ñëpp annoncé muy décret présidentiel que bu 20h na ñëpp fatu yow bala ngay fatu war nga fat sa njaboot moom laa doon te njaboot aussi boo leen yoree te mënalu leen dara mais jarul nga leen di yor léegi ñooy indi musiba ñoo indi la parce que Italie il paraît am na benn marocain boo xam ne dañu ne ko toogal ba sonn dafa xamadi mu ne du toog ñu wax ba sonn mu ne du toog mu dem jël coronavirus bi ñëw indi seen kër yaayam papam faatu ci sëram faatu ci moom dafa obligé yéeg ci kaw 4e étage tëb xaru faatu donc bu ñu leen ne toogal waxuñu leen toogal parce que en temps normal kenn waxul kenn mu toog këram ba pare gis nga règle de bienséance mooy nit bu fekkee dañ ni lii bu ko kenn def bu ko def ci conduite jarul jaay fit jarul jaay doole nit dafa am loo xam daf ko tënk ci àdduna du la neex def fa la neex dem àdduna am na ay limite bu njëkk dañ naan wax bu lox yor lenn rek laay ñaan te Mantoulaye ñaanoon na ko réew mi daa bëri ay góorgóorlu Colobane Sandaga HLM Petersen ñu ci bari banlieue bi la ñu dëkk ñuy ñaan nañuy teel a wàcc nañuy teel a wàcc parce que seen xëy ñàkk xëy da koo gën parce que mënoo xëy 11h wàcc midi kon 15h ngay xëy diggante 15h ak 16h mënoo ñibbiwaat ci oto yu néew yi nga xam ne ñetti nit lay def wala fukki nit lay def loolu tamit xaw ma ban moyen de transport mais patron yi tamit ñu bàyyi ci xel. ñu bàyyi ci xel par exemple bu dee damay liggéey garage mécanicien nga xam ne danga ma war a aménager samay heure par exemple su ma waree gën a teel ñëw ma ñëw 8h ñu wax oto yi ñu teel ñëw 8h fu 15h jotee ñu libéré leen parce que président dama gis def na ko ci administration bi mais privé bi aussi dafa am importance surtout parce que tamit li ci ëpp ci liggéeyukaay yi ci privé yi la agence de voyage yaa ngi fi agence yi nga xam ne ñooy def leen ak leneen ñi ngi fi te nit ñooñu foofu lu ñuy liggéey clinique privée yeneen ak yeneen ñi ngi fi donc président na lawal mesure bi ba nga xam ne ñu ngi ci secteur privé bi ñëpp di wàcc 15h ñëpp ñu wax leen nañu wàcc 15h bu ñu ko defee xanaa xam moom mënu na dogal sax couvre-feu à partir de 17h bu ñu defoon loolu lawal mesure wallaahi man bi ñu waxee 20h bi ñu waxee ni couvre-feu bi 20h la dama ni 18h la waroon a tàmbale waaye yërmande Sénégalais yi xam ni Sénégalais yi mënuñoo ñibbi moo tax président yóbbu ko 20h moo tax teel a wàcc bi dañ ko ci dawal ñaareel ba moom mooy nañuy saytu parce que paas yi yokku nañu transport bi yokku nañu paas yi ba nga xam ne tey jii ni Sénégal yi pour démb damay gis ñoo xam ne Colobane la ñuy doxee jëm parce que néew ma dañuy tëj péage bi tamit benn heure bi waaw loolu am na tamit mu doon tamit daal yërmande goo xam ne daal état bi nañ ci xool tamit ci côté transport metti na lool waaw nañ bàyyi xel tamit proposition bi nga xam ne ñu ngi leen koy defal privé bi parce que bu ñu fayee facture ndox yi fay facture courant wàcceel ñu location loolu koo ko def amatul lay pour bañ a toog këram parce que koo xam ne weer dee na amoo doo fay courant doo fay ndox te doo fay location ñu koy fayee doo fay location loolu noonu bu la ko président teggilee xaalis boobu nga doon fayee loolu lépp boo ko jëndee dund tëkk sa kër di nga ci mën a dund pendant 2 semaines en attendant confinement bi jeex nga delluwaat sa activité ñu ngi koy ñaan président mu réfléchir ci bu baax bu ko mënee def mu daal di koy def bu ñu leen baaloo yëpp sax du tere mu am ay récalcitrants fépp la ñoo xam ne amuñu yar
amuñu toppatoo leen taxawaante loolu dafa jërë lijjanti. fépp la mu ngoo ko Mame Sidy fa la ñuy profité dugg na kon ci suñu ko sujet boobaak léegi ñu ngi koy waxtaane yaakaar naa ni it su ma ñëwee après élément bi parce que ñaari élément la benn bi dinañ bàyyi ngaa la jëm wax beneen bi dinañ am mur bi gën leen ko leeral am nañu vidéo bi su ko defee nag ñu wax leen ni am nañ ci ay élément yu nouveau yu bari donc nañu seetaan élément bi xoolaat vidéo bi su ko defee ñu daal di mën a ñëw continuer waxtaan wi mën ngeen woote nag ci 88 628 89 90 ngeen bës ay ci Mame Sidy. suñu benn voisin koo xam ni moom sax bi mu fi dëkk ko fi woon de moom ku bees la de am fi terrain tabax këram amul leneen lu mu mën a def jël mur fenêtre yëpp boucher fenêtre wu kër gi yëpp néeg yeeg couloir yeeg yëpp tëj ko ma ñëw ne mais. lii lu tax mu def li ñu mu ni non parce que bu ñu ibbee suñu kër dañuy jàkkaarloo këram dañuy gis salle de bain dañ ko tiim ak yooyu or que immeuble bi ça fait 20 ans mu nekk fi moom nga soog a ñëw 2015 nga def jëf ju ñaaw jooju malheureusement xam nga bu ma fekkoon man damay bàyyi ba ñu tabax le soir ma wax bi mu daanu kii mais nag malheureusement comme fekkuma fi léegi gars yi commencé def procédure tribunal di yéeg tribunal ak syndic bi ñu gagné procès bi moom mu def appel confirmé ne ko mur bi na fi jóg benn mur boo xam ni muru 10 mètres sur 500 mètres 20 millions la dépensé si mur bi defe naa 20 millions yooyu bu ko joxoon ay mbokkam am na mbokk yu ko soxla si day gën a kii mais nga jël 20 millions dugal ko si mur pour lor ay doomu aadama ay jullit comme yow fu mel ni fii Yoff dëkk Seydina Issa Laye dëkk bu tedd bi nga jël sa mbokk jullit di leen def yooyu vraiment loolu musuma imaginer bi may ñibbisi loolu dina am ci dëkk bi donc ñu continuer di def ay procédures gagné nañ procès yëpp def nañu tout journaliste yi ñëpp ñëw nañu di wax ku ñëw nit njaay bu ñëw taxaw fii di nga xam ni kii li mu def jaaduwul muru 10 mètres sur 500 mètres boucher fenêtre jàmbur loolu fu mu am ci monde bi loolu rafetul sax ak nit même xar sax doo leen def noonu bi ñu commencé kaas mu bënn si mur bi ay trou pour ñu noyyi ñun mënatuñu noyyi suñu doom bi def feebar immeuble bi y avait plus de 20 personnes ñëpp déménagé nañu ñu 5 personnes ñoo des si immeuble bi 5 ay propriétaires mënuñu dem fenn fu ñuy dem dañu jënd suñu kër bu ñu bëggee noyyi damay obligé ibbi bunt bi génn jël tuuti air dugaat léegi xam nga maa ngi wax ak nii damay étouffé wala ma taal climatiseur même bu ma taalee climatiseur bi kii xam nga airu climatiseur kii bokkul dañuy obligé ça fait ñetti at a ngi nii mënoo togg fii ñun damay woo te traiteur mu indil ma lekk parce que boo toggee fa saxaat si fi mu yaw week-end yeeg yooyu ma yóbbu sama doom sama kër papa Parcelles parce que day feebar tout le temps chaque mois mu feebar docteur bi ne man mais c'est normal kii amul leen nooy léegi man lu sekk lu ma gën a jaaxal la dernière fois mën naa sam benn xarit dafa ñëwoon fii seet si ma mooy président tribunalu tribunalu commerce Dakar àll kan la tudd mën nañ ko laaj xam nga maa ngi jël télé laay waxee bi mu ñëwee bi ma ko expliqué mu wàcc te santeeg docteur Seydina Issa Laye Sey moom moo def jëf ju ñaaw jooju ne ko s'il vous plaît présenté woo kii mu ne ko je n'ai rien à foutre la ko wax la wax kii képp Ndoye Bane woo na ko def xalaas dana ko j'ai rien à te dire jànni ko ñëpp ku wax daal yàlla la jàppee boppam am na fu wéer fu mu kii parce que lii bu fekkoon nag xam nga ñun fii ay nit ñu civilisé ñoo fi dëkk mais bu ko defoon Pikine nag yooyu këram la ñuy lakk dañ koy lakkaale bokk si parce que lii rey nit jéem a rey nit la dama bëgg a jël 16 millions sénégalais yi en témoin ñu ngi ñuy waaj a rey feebar coronavirus bi bu duggee ci immeuble bi ñëppay dee parce que amul ngelaw sama yaay États-Unis la jóge sama yaay pour mu ñibbisi fa la vivre ñibbisi na xoolal bi mu ñibbisee 1 mois la fi def 9h du matin muy taal lampe yi parce que dafay lëndëm pour tu es obligé nga taal lampe double fracture la am dama ko évacuer États-Unis ay millions laa fay pour évacuer ça fait 6 mois mi ngi États-Unis pour def ay rééducation tànk bi dafa damm ngir kii bi porté naa ko plainte affaire baa ngi justice dama ko porté plainte ne daf ñu bëgg a rey sama yaay États-Unis la jóge sama yaay pour mu ñibbisi
fa la vivre ñibbisi na xoolal bi mu ñibbisee 1 mois la fi def 9 heures du matin muy taal lampe yi parce que dafay lëndëm pour tu es obligé nga taal lampe double fracture la am dama ko évacuer États-Unis ay millions laa fay pour évacuer ça fait 6 mois mi ngi États-Unis pour def ay rééducation tànk bi dafa damm ngir kii bi porté naa ko plainte affaire baa ngi justice dama ko porté plainte ne daf ñu bëgg a rey man comprendre ma lu tax mu jëkk nii jël ay fekk ay doomu aadama nit comme moom nga jël boucher seen fenêtre kenn mënul noyyi ñun daf ñu tere noyyi. mur de Berlin mur de la honte boo demee ci internet bi boo tapé mur de la honte la. lañ ko tuddee la am na seen benn collègue Fall Ndiaga. bi mu ko interviewé temps boobu mi ngi si Walfadjri danañ ko may yow yaa ngi bëgg a rey ñii mu ne ko mais ñi aw maag benn affaire man ki tabax immeuble bi laa amal affaire moom ma saaga woo nag moom ma kii. non mi ngi dëkk sax si rez-de-chaussée bi mi ngi dëkk si suuf mais ñun dañu jënd suñu yoon dafa nekk si kii tabaxuñu kiiwuñu en plus bu fekkoon sax la kii moom mënoon na jaar si yoon par exemple bu jaaroon si yoon nañu kii day tëj fenêtre yi ñun dinañ sàkkal pexe mais di nga ñëw fekk jàmbur et puis yow benn nit pour 20 familles loolu xam nga xel mënu ko nangu. maintenant Sénégal nag nit ñi jóg xool lii dañuy affaire jaay doole la parce que dégg naa dafa am bras long si dëkk bi moo tax mi def yi parce que bu doon baadool bu ko def tëj nañ la kaso bu yàgg lii rey la jëm a rey nit. mu ngoog Mame Sidy bu ñu mënee amee image yu mur bi ñu wanewaale ko rek parce que filmé nañu mur bi parce que booba ak léegi ñu ngi waxtaan mais indiwuñu woon image yu mur bi clairement comme am nañu image yu mur bi nag fu mu leeree ñu mën koo wan askan wi ñu xam ne mur bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee boobu ba tey mur bii la te nii la def fii nii donc bu ñu mënoon am image yu mur bi mi ngi nii. donc mi ngi nii buntu kër bii ngeen di gis mooy buntu kër borom mur bi donc à partir de moom fi këram yam xam nga fii nii la ñuy wax ne impasse la mooy yoon bi mooy lu rose lii nii la ñuy wax ni mooy yoon bi foofu clim bi nekkee donc fii la fatt ba pare gis da ko fatt ba pare jël mur yëkkati parce que bâtiment bu weex bii mooy immeuble bi dafa continuer jëm ci lu rose lii ngeen gis léegi lu rose lii ngeen gis nag mooy mur bi la tabax ba mu yéeg ba 10 mètres gis nga catu immeuble bi ne ci kaw a kaw rek mooy feeñ ma nga nee di feeñ ci cat li looloo immeuble bi donc mur bi fi nga xam ne këram bâtiment am fa la buntu këram commencé le muré jëmale këram parce que immeuble bi tamit dafa ñëw gis nga buntu immeuble baa ngi nii daal koy poto gis nga poto yi gis nga yi daaneel ko yombul au passage yombul déedéet li yombul million la ci def mur bi dafa cher yombul di gis nga donc distance buntu bi ak fi këram yem rek la bàyyi. rigole yi ngeen gis noonu. moom la leen may air ñuy noyyi. mooy rigole yooyu di mel luy génn. donc moom mooy tic tac bi waroon naa nekk fii Mame Sidy ma expliqué lu bari. mooy xanaa ñoom Mame Mbaye fi ñu toog waaw bu ko defee nga mën di zoom ak di bàyyi. di expliqué waaw gis nga donc lii moom leer na moom donc mur bi mi ngi ne moo continuer nag ba seen catu bët fa mu yem nële donc foofu la continuer ma nga nële ba sa cat ba mur bi loolu lépp mur bi la parce que fa immeuble bi yem. tabax bi fa mu yem bu korafaal bi. foofu le mur bi yem moom muram donc rose li mooy mur bi leer na ci ñi nga xam ne booba tey ñu ngi doon laaj ana mur bi sax la ko def mi ngi noonu léegi nag leneen liñ ci mën a waxaat mooy bu ñu génnee ci studio bi normalement war nañu wax ak moom waa ji waroon nañu wax ak moom sax avant ñuy dugg mais comme dañoo nekkoon ci studio di préparer émission suñu génnee léegi incha allah 12h daañu jokkoo ak moom jéem a waxtaan ak moom jullit dañu waxtaan ak moom incha allah kon loolu mën nañ leen ko wax leen ni lundi dañuy poursuivre dossier bi incha allah ak suba bu soobee suñu borom. donc li ma mën a wax mooy su ma paree dinañu waxtaan ak moom concerné bi leneen lu ñu mën a wax tamit mooy waa Descos jël nañ mbir bi au sérieux di ci profité nag di nuyu colonel Ndiaye parce que depuis démb émission bi jeex woo na ma. woowaat na ma ci guddi bi ci suba gi woowaat na ma waxtaane nañ nag lu bari ci mur bi parce que moom naka la saan émission bi njaga ba woo ma dafa sol dàllam dem ba ci kër gi moom njiital Descos ba mu demee waxtaan na ak Seydina Issa Laye Sey mooy concerné bi waxtaan na ak ki ngeen doon gis léegi muy Ngala Dia jël nañ dossier yi nga xam ni moo aajowoo ci atte yu tribunaux yi wala avant ñuy tabax kër yëpp teg ko ci loxoom donc moom mi ngi koy topp
xam na ci liy yoon xam na li ci dul yoon parce que DSCOS ñoom ñoo joxe autorisation de construction yi donc ñoom ñoo mën a topp te effectivement nangu na ni jox nañ am yor na këyit gu ñu yor goo xam ne dañoo war a détruire mi bi dafa war a wàcc donc yor nañ këyit googu léegi nag comme mbir mi tamit seen ay explication ñoom mooy gën a leer moom colonel Ndiaye lundi incha allah mooy doon suñu gan fii ci plateau bi dina gën a étudier dossier bi dina gën a topp mbir yi nga xam ne ñoom ñoo nekk tribunal kayit yi ngir mën ko am ci loxoom ngir gën a mën a expliquer nit ñi li waral mur bi taxaw li waral tribunal waxoon Kora Fall nii ngay tabaxee ak leneen yëpp mënuñoo wax yëpp mais lundi incha allah moom colonel Ndiaye dina ñëw fii ci plateau bi andi ci ay gindi di leen wax ni it dañ koy jaajëfal au passage parce que kilifa tamit loolu la ñuy xaar ci moom mooy jafe-jafe am nit ki peut-être amul accès mën naa ni nga la bu amoon accès ci colonel Ndiaye it musuñu jàkkaarloo à travers télévision bi dégg na sol na daalam fekki ngaa la fa mu nekk ci kilifa gu toll ni moom colonel donc dañ ko ci remercier au passage démb ba tey mi ngi woote téléphone ba ci suba gi moom moo ci mujj woote na téléphone kilifa lii la ñuy xaar ci moom da ngay jël yenn saa yi mbubbu kilifa bi nga summi nga teg fee nga jël mbubbu citoyen bi nga sol nga topp dossier parce que xam na ni lii moom rek moo ci mën dara parce que moo jiite DSCOS quoi qu'on puisse dire mbiru bâtiment moom fii DSCOS ñoo ci mën dara ndax ñooy toj te ñooy joxe nit ñu tabax donc comme ñooy toj te ñooy jox autorisation ñu tabax moom lu mu ci mënul ñun ñii di wax mënuñ ci dara te comme mu ngi toppal dossier bi lundi incha allah loolu lañ ci mën a wax dina leen indi lépp lu am ci dossier bi lu leer ak lan lañ ci nar ci mur boobu ñoom waa DSCOS dina ci andi ay gindi ñu ubbi téléphone bi rek ñu mën a sekk waxtaan bi ci dossier bi njaga ñu jël ci téléphone bi ba pare allo 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 maam si dafa mel ni problème son la ñu am fii aca jërëjëf Mantoulaye di la jaajëfal yow ci liggéey bu am solo bi nga xam ne toppee nga ko noonu macha allah ni nga ko toppee ndax démb bi ñu wàccee bay ñibbi jotuñu di waxtaan ndax colonel bi ci la woo ci biir oto bi damay wax ni kilifa gu nekk war ngaa taxawee ni colonel Ndiaye maanaam jël say gët ak say nopp bàyyi ca lañ la dénk doo wax ni diw laa ko responsabiliser rek bàyyi noonu waaye da nga naan jàkk bu ñu waxee ci ñu jël njaga ci téléphone bi ba pare allo 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 ayca nii colonel Ndiaye def démb loolu lañ doon xaalee juge bi àtte dossier bii moom it mu taxaw ci fulla taxaw ci fayda waaye moom lañ ci xaar ci jikko ji colonel Ndiaye wane démb ba tey moom lañ ciy xaar kilifa gi ci réew mi yëpp bu ñu laalee ci marché bi délégué marché bi daa war a dégg ni am na ñu nekk ci marché bi yeggale ko ca maire ba bu yàggee dina yegg ci président de la république waaye jël noppi diw laa ko dénk rek nu ko diw doxalee baax na yenn saa yi sax diw du ko doxalee na ni mu la neexee waaye di nga ko défendre ci kanamu population bi moo tax am na loo xam ni fekke rek ko koy jariñ te réew mi nag ñaara fi nekk mooy bu nit waxee boo jotee Adja Ndaak Njaga Fall wax Adja ñëpp àdduna bi yëpp dégg Fall Njaga ab layam te bu ñu laajee Adja Ndaak du lay nit ñi Fall Njaga la ñuy àndal su boobaa allo 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 oui allo allo yow rek la ñuy dégg allo allo oui ñu ngi lay dégg de allo waaw nañuy dégloo ci téléphone bi di bañ ci dégloo ci télévision bi parce que yenn saa yi mooy indi jafe-jafe ñu dem ci Passemal acca waaw Mantoulaye borom miir bi nga ne moo tuddati nan sax moom borom mur bi nañ off tour bi rek pour l'instant waaw xam nga ñu focaliser wu ci borom miir bi gaara bi nga xam ne moom moo génn mais wax tamit ci colonel Sabouri Ndiaye aussi waaw ndeysaan dëgg yàlla am solo la waaw colonel li mu def ni ko Njaga waxee rek macha allah jëfu kilifa la def jëfu kilifa lépp ku nekk lañ la dénk na nga ci xar sa tànk tubéy ndax ndénkaan dafa fort ëllëg yow ma xiyam ñi fa gën di yàgg mooy ñi nga xam ne ñoo amoon gënoon a am responsabilité képp loi bi nga président yi ñoo fay gën a yàgg maire ya nekkaat fa ba ca chef de quartier ndax dafa am ñoo jiite dafa am lu ñu la dénk gannaaw yàlla am na ñu dëkk ci ab fuñ dëkk ab immeuble am loo xam ne teg nañ fi loo xam ne jaaduwul ña fa nekk nooyi wuñu allo allo oui waaw Mantoulaye waaw Ngalla man la Ngalla Dia Ngalla noo def na nga def ça va ça va bien
c'était pour dëggal li nga wax rek vraiment colonel bi. colonel Ndiaye. ñëw na fi démb ak équipe am. jox naa ko dossier yëpp nee na dina ci taxaw. depuis 5 ans c'est la première fois. ma gis ku taxaw ci dossier bi nee na ci yéen la ko déggee. vraiment ñëw na gis na condition yi ñuy dundee xam na ni fii kenn mënul noyyi. gis na ni tëj nañu couloir yi bouché na ko. fenêtre yi mënuñu noyyi et puis sama doom xale bu am 5 ans mi ngi fii dafa feebar ndax noyyi mënul noyyi. donc vraiment nee na jël na dossier bi en main. loolu rek pour confirmer la. li nga wax tey suba dëgg la. mën naa ko dëggal. dëgg la ngaa la. vraiment parce que affaire bi juróomi at a ngi nii. juróomi at. ñu yëg tribunal la ko wàcc. à chaque fois bu ñu gagné procès mu attaqué waat beneen jugement ñuy def noonu jëm ñun fu sori te ñun affaire bi léegi affaire dund ak dee la. ngaa la. donc sa xel mi ngi commencé dal. voilà foofu laa doon. sa xel mi ngi commencé dal ci mbir mi. mi ngi commencé dal nee na émission bi la gis. moom sensibilisé ngeen ko gis na nii vraiment muru 10 mètres sur 500 tëj yoon bi koñ bi la tëj ibbi ñaari bunt si géej gi am plage privée moom Sénégal ba mu Sénégal jot moom rek moo fi am plage privée. docteur Sey Sallay Sey. mooy ancien médecin wu Abdou Diouf. jërëjëf. jërëjëf ngaa la maa ngi leen di remercier bu baax. jaajëf les précisions aussi da ci am solo parce que bu ñuy wax te dëggalul it mën nañu xalaat safaan wa donc leeral na ni démb waaw rencontré na ko moom colonel Sabouri Ndiaye bu Descos ñu ngi koy remercier encore une fois allo ñu jël ko ci ligne bi dem na aca jërëjëf dama naan waxtaane ko am na ndam foofu waaye seen TV am na ndam ni ko ngaa la waxee. ñu jël ko ci ligne bi allo asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def waay. ñi ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah woon participer ci émission bi rek. yow rek la ñuy déglu. waaw alors man lii jàpp naa ni Sénégal feebar boo xam ne la fi kenn mënu koo faj. gouvernement bi rek ci mën a jël loxo quoi. moo ci mën def dara. waaw même keroog maa ngi seetaan benn kii ci YouTube bi benn famille Pouy nee na sax ñoom. ñoo leen ci rek Ouest Foire. man sama néew maa ngi dëkk Kaolack. mais maa ngi dund Italie mais dama ko seetaan bay jooy. xam nga problème yu mel nii. dafa bëri Sénégal. te gis nga bis buñ koy bàyyi nii du ko bayal parce que waa ji keroog maa ngi dégg mu ne. yoon bu ci doxul ni mu ci war a doxee dinaa taal. man ne ko man bu doon man sama bopp man du ma taal sama bopp bala bis bu may dem dama yóbbaale keneen. xam nga mais kii miir bii mu def ci frais yëpp mu doon na cee am yàlla. jël ko jënd ko ay ceeb wala leneen ak leneen. jox ko 20 millions yi. moo li muy def moroomu jullit te billaay wala ci jërëjëf. problème jërëjëf macha allah am na ndam seen TV am na ndam ndax mbir mi bëri na yu xew ci réew mi. yoo xam ne ni Ousmane jégal ma rek acca allo allo allo. allo. allo oui. allo. allo oui. waaw kooku. ñun la waa Sen TV. waaw Sen TV man maa ngi bëgg a dugg boobu ba léegi yéen may coupé ko tee rek. ñu ngi jéggalu bu baax a baax te ligne bee xaw a xat rek ñu ngi jéggalu bu baax a baax sëñ bi jéggal ñu. jéggal ñu. attente bi daa yàgg de. jéggal ñu bu baax. waaw bismillah. acca bismillah yow la ñuy déglu. allo. allo oui yow rek la ñuy déglu da ngay wàññi télé bi nga dégloo ñu ci téléphone bi comme ça dégg bi neex. waaw télé bi kiiwul moom kiiwu ma ko sax déggu ma ko léegi dama bëggoon participer rek ci kii bi. yow rek la ñuy déglu. waaw joxe benn contribution. acca. parce que ñu wax ne ñoom dem nañ ci yoon ba tribunal àtte ba jox leen dëgg. procédure judiciaire bu eggee. li ci des mooy décision de justice bi pour ñu exécuter ko bu waa ji bañee ñoom bu dee ne am nañu avocat mais décision de justice lay jël jox ko huissier mooy réquisitionné soit police wala gendarme ñu ànd ak ñi waat ñu dem toj ko te du am problème mais dafa mel ni ñoom mënuñu egg procédure de justice bi
judiciaire dañ ko war a topp bu mu egg. leeral ko yow dem na tribunal atte bi à moins que atte bi eggagul bu dee am na ay appel ak ay appel la am yu jeexagul ay négligence loolooy wax ji yooyu mi ngi ci yooyu moom xaar ba mu àgg mais bu fàkkee na àgg na ba décision de justice génn waa ji bu bañee exécuté wu yow décision de justice ngay jox huissier réquisitionner les forces de l'ordre ñu ànd ak ñu war a toj ñu dem toj mur bi coow du am parce que nul n'est au-dessus des lois surtout ñu rendre justice ba pare ku nekk da nga war a exécuté wu par rapport à une décision de justice waaw tout bon citoyen bokk xaw ma nag ku dul citoyen loolu rek laa bëggoon a jot li ci émission bi jaajëf merci beaucoup jaajëf ñu fàttali ni appel yi moo jeexul donc ñoom dañuy topp mbir yi ba tey ñu ngi koy topp saa bu jeexee beneen appel lay defaat ñu jël keneen allo allo acca Pa Ousmane waaw ndam am na ci beneen côté ndax lii wax dëgg yàlla métti na am na yoo xam ne ni njaga yenn saa nit dana nekk sax ci yoon mais nga xam ne lii rafetul sax nga teg ko ci suuf nit dana nekk li nga xam ne lii de li ma bëgg a def nii dagaan na mais naa ko dugg ndax rafetul maa nekk ci yoon de waaye lii naa ko bàyyi ndax ñu nekk ci biir immeuble bi mais bañ a noyyi ñaata nit xoolal ñàkk ci bëgg cee ñàkk seen bakkan bëgg cee ñàkk seen wér-gi-yaram mais loolu rafetul mais nga jël lu mat ñaar fukki millions def ko ci loo xam ne da ngay baare ay nit wax dëgg yàlla ñàkkaa bañ a def gën moo gën moo tax Sénégal en général dem ci télévision yi ak yu mel ni ay ci émission yi am na ci solo ndax dem na fu nekk solution am mais bu ñëw ci lu mel ni waxtaane ko bi ñu ko reeteetee rek ci la ñu bay jóg ci la ki ngay wax sànq jóg waa Descos taxaw ci wax dëgg yàlla def ci def lu rafet ndax juróomi at kenn mosu faa taxaw tey ki jiite Descos ñëw taxaw fa kon waxtaane ko am na ndam waaye tamit wax dëgg yàlla nañ koy gën a def ndax reeteet reyul jaan waaye wane na ko am kii mu yuuxu la benn rab boo xam bu yuuxoo dana xam ne fii jaana fi nekk moo tax toujours rek bu ñu la defee dara bu ñu la bëggee bunu xatal wax ko ci télévision wax ko ci rajo yi ba ëllëg képp ku ci mën a fas def jàng saafara dana taxaw ba dimbala ci ëllëg wax dëgg yàlla te lii lépp dootul amati mantulaay yaay balaa ñu jël téléphone bi ajo yaay waaw xam nga mantu maa ngi ciy nuyu au passage sax yan cant États-Unis ci New York mi ngi ñuy seetaan di suivre émission bi Lage Moustapha Mbaye Maam Fama ak Cekka Mbaye maa ngi leen di nuyu bu baax a baax mantu xam nga man bi ma ko commencé suivre ba léegi dama ci xaw am jaaxle ndax loi bi ni mu dëgëre suñu avocat yi ni ñu aye suñu homme de justice yi ni ñu xamee loi ñu àtte la jox la dëgg parce que diggante biñ lay àtte ak fi ngay defi appel y a un temps parce que duñ la jox dëgg tey rek nga appel tey ñu jël ki ci ligne bi yaay tey bi day xaw a metti aji allo dem na ca ñoom waaw xam nga ku ñu ci au passage ñuy nuyu di féliciter le colonel Sabouri Ndiaye parce que xam nga il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut gis nga nit sa kilifteef da nga koy doxal ba mu mat parce que dootul sa diggante ak ki la fal mais sa diggante ak sa borom la mooy sa conscience professionnelle parce que ku toll ni moom yaay ci ligne bi allo allo oui allo oui waaw Mantoulaye waaw na def maa ngi sant bu baax alhamdulilah ça va alhamdulilah seen waxtaan bi am na solo lool macha allah jaajëf merci beaucoup macha allah am na solo lool jaajëf merci beaucoup allo dem na yaay xam nga parce que loolu muy def noonu di suivre émission yi parce que lu mel ni waxtaane ko dafay indi ay sujets yoo xam ni dafay laal société bi kenn ku nekk nga jël ko di ko seetaan ba mu jëlale sa conscience professionnelle permettre la nga dem ci ki nga xamante ni parce que kilifa du gàgganti ko ci mbedd nga dem ci ki nga xamante ni moom la problème bi posé wu nga laaj ko mu wax la nga seeti beneen partie bi mu laaj nga wax la yoon am na parce que fii yoon am na fi peut-être que ñoom aussi liñ naan yërëm a ko gën sonn nañu daj nañ lu nekk mais tamit il faut que ñu xam suñu ay droit il faut ñu jël ki ci ligne bi allo waaw Mantoulaye maa dugal léegi ligne bi dagg dama doon expliquer rek ni man fee ma nekk ci Italie allo oui yow la ñuy déglu waaw fee ma nekk ci Italie sama patron am na mu tabax kër billaahi wallaahi wal kitaabi laa lay waatal këram bi mu ko tabaxee ba pare dafa yëkkati benn mur léegi mur bi mu ko yëkkatee am na kër yoo xam ne ñu ngi nekk ay 200 mètres te kii ginnaawam mais dañoo dem ñoom ci boobu ci mairie ba ne ko kii mur bi mu yëkkati day tax ñun duñ mën a gisati espace vert bi loolu kase xool demuñ ci tribunal demuñ ci police mairie bi moo ñëw envoyé wax ak moom mu xam ne lii dëgg la mu dagg ko te coow jubul man xaw ma bu fekkee léegi tubaab bi ñoom ñu dul jullit wala boog sinon suñ luwaay maanaam moo am ku mu am ndey wala ku mu amul ndey
l'autorité c'est être à l'auteur si nga xam ni moom yow moom lañ la dénk te ci seet ragal yàlla parce que billaahi ñu ngi famille yi bëri ñu ngi leen du lor. fi ñu toll nii sama xol bi moo naqari te xool sama yoon newu ci. dëgg la de fa yàlla. billaay bari nga ci morom ñaaw. bari nga ci morom jaay doole gi dafay war a jeex maa ngi jégalu balaa may teel liñ. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal. ba pare Ndiaga tout le temps maa ngi dégg ngaa la rek mooy intervenir. mais yow mi nga xamante ni yow yaa jël xaalisu jàmbur nga jaay leen terrain problème posé wu na dem nañ ba jënd immeuble parce que la nga dajale woon ba jënd immeuble bi jamono neexutal ba nga mën ko dajale pour tux wala nga jëndi feneen. mais yow mi nga xamante ni yow yaa ko jaay. sa responsabilité mooy su fekkee am na un problème même moom mi jaay kër gi wala moom mi jaay immeuble yi moo waroon taxaw nekk avocat ñi mu ko jaay. mais gisuma ci benn intervention boo xam ne dégguma ko bokk. ba ma dalee suivre émission ba léegi gisaguma ñu ne ki jaay kër gi moom taxaw na ci wala dox na ci wala wax na ci. te moom fàttali Nicolas Fall moom immeuble bi. moo leen jaay appartement c'est lui qui devait être interpellé. moom la ñu waroon woo. parce que këyit bi mu am ba moom terrain bi war na ci am limite. war na am fu mu yem. war na am limite de terrain moom fii la moom ba lii muy 150 mètres wala 300 mètres carrés mais loolu kayit yooyu mu am war nañ ko mën a yóbbu ci yoon mu toog ak ñi mu ko jaay aussi ñu interpeller ko. parce que nit ki war na xam droit am lan la. man yow mi ma jaay kër gi s'il y a un problème parce que ki jël miir bu toll nii def ci millions yi toll nii tabax ko ci mais je crois que du ab vernacle boo xamante ne dafa sànni xaalisam noonu. dëgg. man sama xalaat laa wax. gëwuma ko. parce que alal di toll nii kenn du ko sànni ci loo xamante ni mais su ëllëgee tu es appelé à détruire. da nga koy yàq nit amul alal ju muy sànnee noonu. kon moom am na fu mu ko war a teg donc waroon nañu seet base de données Sénégal nag dañ lay permettre dañu tàmm bu ñu la mayee 150 mètres nga jël 160. yooyu daf fi am daf fi bari bu la yemal fii nga yokk ci 10 à 15 mètres te yooyu règlement bi dootu ko nangu. gis nga jamono peut-être bu njëkk ñi ngi naan Sénégal négligence mais egg nañ foo xamante ne les nouveaux intellectuels ak cadres yi ñuy jël nga xam ne dañuy jàng am seen ay diplômes di exercer seen ay métiers comme le colonel Saboury Ndiaye mais du ñu aventuré wu di yàq seen réputation ci lu mel noonu il faut ñu koy topp bu mu sës xam lan la ñu war a def ñu interpeller sénégalais bu nekk lu nekk boo ci def sa alal nga saytu ko ba mu leer ki la koy jaay mu taxawu la parce que ni doo ko jox rek ne ko demal mu dem ak ay kayitam jënd kër def ci ay millions investir ci xaalisam meublé defar ñëw ñu fatt ko mel nii mënu fi dëkk soxnaam mënu fi dëkk yaayam mënu fi dëkk doomam mënu fi dëkk mais ça c'est inadmissible nit ñi mën a toog di ko xool loolu mënu nekk ñoom tamit je crois que war nañu xam ñun problème bu nekk bu amee fan la ñu war a dem jërëjëf macha allah mu ngoog ñu jël téléphone bi allo barakallah allo 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 da ngay déglu ci téléphone bi bañ a dégloo télévision bi allo allo oui Mame Sidi doo ñu baal nga jël keneen parce que bu ñuy dégloo téléphone bi tamit déggante bi du neex ñu jël keneen ci ligne bi allo acca mantu réew mi day acca ñu jël téléphone bi allo 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 oui. oui Mame Sidi doo ñu baal nga jël keneen parce que bu ñuy dégloo téléphone. waaw allo. waaw soxna si na nga def. ça va ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ñu ngi sant bu baax. na ngay tey ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar bi. dama bëggoon participer ci émission. ay ca yow la ñuy déglu. man waa ji damay laajte est-ce que moom jullit la est-ce que lii kilifa dana ko def lii doomu aadama dana ko def. est-ce que lii nit dana ko def morom itam lii. c'est un problème. dem na Ndiaga antana. Mantou est-ce que xam nga ni réew mi am na ñoo xam ne loo gradé bu ñu la waree jàpp dañ lay jàpp loo foor bu ñu la waree wax dëgg dañ lay wax dëgg fii ak réew nag tollul foofu Pa Ousmane réew ma doxul. pour man nag na réewum Sénégal démb waxtaane nañ fi ni branlon la waxtaane nañ fi ay xaritu président am waxtaane nañ fi ni ku am relation am la waaye loi bi jàpp colonel Ndiaye ak fit ga ko jàpp ba mu dem saytu kayit ya moo waroon a jàpp kenn ku nekk ci sa responsabilité bu mu mën a doon dafa am ci réew mi wax naa la ni la loo daraja bu ñu la waree wax dëgg ñu wax la dinañ la wax dëgg ba naw ci bu baax a baax Serigne Moussa Nawel Serigne Moussa Nawel bu Touba waaw loo mën a doon bu la waree wax dëgg dina ko wax dëgg sëñ Moustapha Sy Ibnu Cheikh Ahmed Tidiane Sy loo mën a doon bu la waree wax dëgg nga wax dëgg réew dafa war a am ñoo xam ni buñ la waree wax dëgg dañ lay wax dëgg buñ la waree jàpp dañ lay jàpp boo tooñee ñun la yaa tooñ ba pare topp tooñ bi ba askan wi xam ne yow mi yaa tooñ
ñaareel bi man li ci ay fee laay dépendre boo gisee samay feem ma wax ni ki tabax miir bi warut la tabax miir bi damaa jàpp ni atte nañu atte bi ay yoon te mënuñu laa atte te andiwoo sa plan say plan mënuñu laa atte te andiwoo say këyit yi yoon dafa sew këyit ya ñu xool ba jàpp ni daa war a toj miir bi ci laa jàpp ni fa mu tabax waru faa tabax kon fa mu tabax dafaa ñàkk alalam kon fa mu tabax dafa tooñ askan wi mais fa mu tabax dañoo waxoon ni tamit ni ruq la woon bu jëm géej dañoo waxoon yoon wu jëm géej la woon mu fattaale miir ba jëm kaw kon dañoo jàpp ni réew daal fi may wax mooy encore une fois kenn ku nekk bu jëlee responsabilité bu mu doon Sénégal lambda bi di sonn kenn ku nekk bu jëlee responsabilité muy maire bi mu tàmbalee ci maire bi ba président de la république jël responsabilité bu mat sëkk moo tax à partir de 20h ku ñu dóor doo am foo koy layee pourtant fan yee ñoo ngi doon dóor droit de l'homme ak droit nangam di wax mais fan yi dañu lay dóor te kenn ba ñuy wax ni démb maa ngi lii sa benn statut ñu ne ku ñu dóorate nañ la jox këyit mantulaay di wax loolu attestation c'est-à-dire que borom kër gi na jël responsabilité mooy chef de famille bi jëkkër jël responsabilité ñu jël ki ci ligne bi allo oui salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu émission bi. waa kañ jaajëf. waaw di leen jaajëfal trop man daal lenn rek moo naqari ci Sénégal. mooy ñi ëpp doole ñu lu tax ñu mën di néewal nit ñi dooleem quoi. te sama sëriñ Baye Sakho daan na wax ni. borom alal bu dugg safara ya wal xeyaam rek cuune nga. nit ñi liñ am ëppalee ko nit ñi nañ ciy dimbali jaamu yàlla yi. du ci wàllu yoon du ci wàllu dara ci gis-gin ak ci nekkin ak xu dëkkandoo ni mu fooree. Oustaz Mohamed wax na ko démb. ni mu fooree rek wax dëgg yàlla ku nga dem bay lor say dëkkandoo yow nañu xoolaat suñu bopp. wallaay. ba ci coronavirus bi da ngay gis nit ñi war a dimbali nit ñi borom oto yi am ay entreprise gaare seen oto yi dootuñu yóbbooti nit ñi. lu tax nit ku Sénégal daal yàlla na ci yàlla def jàmm. na borom doole di yërëm néew gi doole xam ne suñ borom moo bind te yemalewut. dëgg la. waaw su fekkoon kenn ku ne yaay may sa bopp ko noon di nga am lu ne gàññ. mais nañu xalaat ñetti fanu bàmmel lu jara xalaat la immeuble yéeg lépp lii yëpp ay test si àdduna rek du yàgg. démb la ak tey ak suba mu jeex tàkk. nañu rafetal jikko yi borom oto yi coronavirus bi am na mais am na sénégalais yoo xam ne tey ñu ngi ciy profité ngir am ci lu jeex. di noot seen moroom yi ñu néew doole di leen taxi ñii ñu leen di sonal ci paas yi di leen def ak nangam nañ dimbalante te yàlla tax. adduna bi yàggul man de ndaw laa mais wax dëgg yàlla maa ngi koy naxarlu torop wax dëgg yàlla. su fekkee man nii la ma yàlla may alal ba ciy noot ay dëkkandoo wala ma ci jafe ak may nit jafe-jafe yàlla bu ma yàlla may alal ci kaw adduna. jërëjëf damaa fi may daanle mooy dañoo nekk ci moment boo xam ne fi ñu doon waroon a waxtaanee mooy social. nit ñi di dimbalante. Mantoulaye nit ñi sonn nañu lool am na koo xam ne daan wuti te du am tey toog na këram. tey am na koo xam ne tey bu wutijee xëy na sax du am. am na ñoo xam ne dañ daan xëy ba pare seen jabar fekk leen fa ñu soog a joxe dépense am ñoo xam ne dañ daan xëy ba pare orange wala ñu def seen xeetu yónnee yooyu ba pare soog a joxe dépense jooni voilà jooni soog a joxe dépense kon moment bi moment dimbalante la bu dee da ngay jaay doole rek fi ñu war a jaayante doole mooy jaayante doole ci ndimbalu yàlla bi dimbalante askan wi allo jël ki ci allo Alla Seck daan wax lu am solo te àgg nañ fa de xam na daan commencé wax Alla Seck ndeysaan téer la woon daan wax lu am solo daan jeg daal xëy suba ne képp koo xam ne ni jël ki ci ligne bi allo daana wax ne képp koo xam ne bu ma dee tee nga ñëw jaal si mbaa ngi indi nag gaawal ñëw bala maa dee ndax maa ngi ci yoon wi wax na dëgg gaa yi dañuy xëy duñu yor lu ñu ndékkee te kenn du leen jox dara ñu bàyyi bañ dee ñu leen di dimbale woo kenn am néew lu ñu ciy dimbale nga de kon ñii woote naan waa ji ndax nit la waa ji nit la nitay def lii di nit la te jullit la tamit jullitay def lii wallaay jullit la de bu ko kenn génnee ci njullit gi mën naa mi ngi déglu mën naa mi ngi seetaan bu ko kenn génne jullit bu kenn génne ci nit ñi waaye dañ koy ñaan yàlla ak dëkkandoo ngir yàlla mu tegg lii te gis nga njaga mbirum teere dafa lëj de foo dem xam nga ne fii yëpp tool la woon xam kenn dëkku fi woon
fii yëpp ay tool la woon Dakar ex doon fii ay Médina Lem wala fenn plateau ñu dem ba gars yi nag tool yi lañ jaay ni nga koy xamee mooy demal Tivaouane Peulh léegi léegi gis ko jënd kër léegi wala ko am toolam day jaay ba des benn ruq Adja Ndak jaay ba des benn ruq bi xaw dañu dem ba naan ruq bi ku ko moom boo demee ci village gi ngi new ga ma dëkk war a fanaan Thiès fu ne am na fa dañ dégg ñaar ni takkaloo kër ñu am ab ruq ñu ruq bi ko moom ba ñuy natt dafaa des am na ko am fu la ñëw rax ci këram wala kenn ñëw def ci duusam wala kenn ñëw fàtt ko mbirum këyit dafa luus dafa bëri lu ci lënt ngir yàlla dañ koy ñaan na ngir àq dëkkandoo ak nit ñi bëgg a lor na dind miir bi waaye lu ne mën na cee nekk waaye tamit ngir dimbalante gi Sénégal nañu dimbalante Sénégal nañu dimbalante ndax borom doo sànqaan ko wax Sénégal tant que àgguñu ci bi borom doole yi fii toujours ñoo fi am dëgg Sénégal foofu lañ toll même bu fi loi amee yoo am fi tamit ñi am doole ñi am alal toujours ñooy am dëgg dañ lay tëj soog a dem ñi ci prison yi buñ atte woon carrément ba xool ndax ñi fa tëj te defuñ dara dafa bëri mais ñi am doole kay ñi ngi def après ñu leen di génne wala ñett nit bokk def ñu tëjee noonu doomu Pape Ousmane am na xaalis mu ne indi xaalis wala am fu muy jaar ñu génne ko wala ñu ne ko sax ñëpp mënuñ ko génne sa doom kese ñëpp war a àndandoo génn ñu ànd ñu ñëpp génne leen Sénégal nag tant que àgguñu ci yamale maandu yu bëri du fi faral dafay am rek la maa Abdou Aziz wax naan dëgg gi tant que ci kaw alaajement laa koy teg te naa ko fa teg waaye foofu nag àgguñ fa moo tax Seydou ku mel ne maa Abdou Aziz si maa ngi fi ñu toll nag borom alal ñu ngi noot nit ñi ñu ngi sonal nit ñi génn xaalis teg lu waaye neex def ndax wax dëgg yàlla xam nga ne bu jëlee 20 millions def ko ci ab miir xam na ne lii sànniwu ko bu nekkoon bu fi defee tey suba ñu wàccee ko du ko fa def waaye Sénégal mooy loolu waa Europe daal raw nañu xaw ma la waajo noonu waan xaw ma Europe ay julli na xaw ma duñu àjjana waaye daal macha allah raw nañu ndax maandu gañ fa nekkee li waajo woote wax ab miir nga teg ko miir rek moo ñëw dind ko xam na ñooñu maandu nañ ñooñu jox nañ àq ñi seen dëkkandoo ñooñu jox nañ àq ñi leen di liggéeyal waaye Sénégal moom wax dëgg yàlla looloo tax xam naa sax ñu annière looloo tax sax avancement du fi am la waajo wax bu ñu jëloon waa Sénégal yóbbu leen Europe indi waa Europe Sénégal day mel dem ba mu nekk Europe ndax bari na réew ñu fi tolloo woon doole heure bi ñooñu raw nañu kon mbir mi ci ñun la nekkul ci réew mi ci ñun la ndax waroon nañoo toll foo xam ne heure bi sax bu ñëpp tëddee seen kër bañ a liggéey ñëpp mën a am lu ñu dundee ndax gis nga fi ñoo xam ne Sénégal mantu ñi fi amee milliards ñi fi bëri xaalis lool buñ partagé woon ak ñi amul ñëpp danañ mën a tolloo ndax kaay liñ denc ci xaalis dafa bëri mais da ngay dëkk ay nit ñi nga denc ci xaalis yëpp mënoo kaa lekk yow kese nga téye ko nag joxoo ci ñenn daal koy téye yow kese nit ñi sens du partage à qui xam nga Pape Ousmane li ñu ci tëje rek mooy ñu fàttali ñu dellu suñu borom xam ne àddina yàggul li ci des bareetul ku gis ni dee di demee ku gis jàngoro yi dal mbas yeeg balaa yàlla di wàcc yëpp punition la sa yàlla moo waxoon ne suñ demee ba jamono kenn ku ne yaa ngi sopp sa nafsu man tam bu ma toogee ba mu soof ma rek dinaa wàcce balaa boo xam ne dootu leen talati seen nafsu xam nga tey kenn talatul fecc kenn talatul gumbe kenn talatul dara ñëpp ñi ngi ci mbas mi di ñaan yàlla mu dellu gannaaw te xamoo fan lay yem yàlla nañu yàlla doli sutura te musal ñu te sàmm ñu te aar ñu di wax nit ñi daal alal saxul am saxul ñàkk saxul te sama borom bi bind jaam ñi su fekkente ne kenn ku ne dalay topp ci say manqué doomu aadama dunu may dara kon moom daf ñu won ni moo ñu bind moo ñu sàkk moo ñu moom moo wàcce yërmandem ci àdduna ñu koy dunde na kenn ku ne bàyyi sa bopp xam ne xool sa moroom sa borom bu may xool njag ma gis ci sama borom xam ne yàlla ko bind mu ngoog foofu la ñu leen di tàggoo ba suba incha allah ma waa Italie Mbaye Ndiaye Italie ñëpp ak ñuy seetaan wax dëgg yàlla sama grand frère Mbaye Ndiaye maa ngi lay ziar bu baax ñu ngi nuyu ñëpp waa France ñu ngi leen di nuyu confinement bi métti na waa Espagne sama mag ji Tandiar ñoom ñëpp Tandiar maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak Papa Ndiine Soukayna Ndoye Mbaye ta maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak Naboulaye bu ndaw ñoom Papa Mohamed maa ngi nuyu ñëpp ak sama tonton Ibou Diouf ñu ngi nuyu ñëpp ndax télé bi lañ ko jàppoon ndeysaan ak confinement bi